Ça, c'est Youssou Ndour. Farba Ngom bokk ci APR di àndandoo président Macky Sall du noppee di fësal njàppalem ci di njiitu réew mi Farba Ngom di doomu Fuuta nekk tamit maire Agnam Siwol Farba Ngom ñu ne ab opérateur économique la mu yëngu tamit ci wàllu immobilier wàllu suuf moom doon lu ko soxal trop Farba Ngom faral di yëkkati ay kàddu rek jëmale ko ci ni nga xamante ne noonu na Sénégal di doxee taskatu xibaar yi faral di ko woo wala sax ñu ko tàllal microm rek ngir saytu xalaatam ci lépp lu soxal réewu Sénégal Farba Ngom faral di naan ndamu Macky Sall moo ko ñor te lépp lu président réewu Sénégal dugg rek ma nga ca amu ca xaar ma yàlla Farba Ngom di député maire Agnam Siwol mooy suñu gànnu tey jii. ñu ngi leen nuyu di leen jaajëfal si teewlu bi seen émission face to face dellu si ñu am mbégte dalalaat pour la deuxième fois dans cette émission Farba Ngom honorable député bu Alliance pour la République nekk également maire bu commune de Agnam foofu nag Fouta la gis ngeen portrait moom Farba ak Ibou Diouf bu weesoo nag activité politique am wala boog sax avant activité politique am opérateur économique la ñu am kon mbégte bu mag a mag a mag dalalaat ko ci biir émission bi honorable député monsieur le maire ginnaaw bañ la jaajëfalee ci ni nga nangoo nekk suñu invité waxtaan ak sénégalais yi actualité réew mi ñu bàyyi la nga nuyoo ñoom ñu lay seetaan. Aïssata maa ngi lay sant di la gërëm président télé bi nga xam ne mooy groupe Futurs Médias Youssou Ndour ak technicien yëpp kuy caméra kuy preneur de son monteur ak ñëpp maquilleuse koo ci xalaat rek mais ci sama kàddu bu jiitu di jaale askanu Sénégal ki nga xam ne mooy Abdoul Aziz Sy Al Amine nekk xalif général des Tijanes nekk 40 ans presque depuis 57 am na loo xam ne yàlla dénk na ko ci tarixa Tijaniya te loolu bi muy am fekk ma fii daf ma fekk bitim réew di ko jaale président de la République Macky Sall di ko jaale askan bi mais di ko jaale ñi nga xam ne ñoo bokk ci tarixa Tijane mais di ko jaale famille El Hadj Malick Sy donc di ko jaale aussi sama góor Hadj Mansour ñëpp xam lu mu représenté ci tarixa Tijaniya di ko jaale askan bi yëpp di jaale doomam yi di jaale xalif général actuel mi nga xam ne ne moom la yàlla dogal aussi toog ci xilaafa bi ak ñëpp képp ku bokk ci tarixa Tijaan ak famille El Hadj Malick Sy donc maa ngi leen di jaale si Malick ak jullit yëpp di ko jaale aussi waa Touba Thiénaba Ndiassane ndax jullit yëpp benn bopp lañu donc vraiment loolu kaddu bu jiitu la di ko jaale xalif général bi nga xam ne ne murit di ko jaale jullit yëpp askan bi yëpp umma islamique yëpp di ko jaale xalif général Oumarien ñoom ñëpp lay jaale parce que demu Abdoul Aziz Sy Al Amine parte la mais lu yàlla dogal kenn mënul xëccoo ak moom te ku yàlla baaxaloon am yëg la ci doomu aadama ku yéwee noonu la wallaay te mënoo dox lu baax waaw mënoon dox lu baax lu mu am bokk ko ak askan bi dal waaw donc vraiment loolu
mooy sama kaddu foofu laay njëkkee quand même di nuyu askan bi yëpp. fi nga dugg noonu baax na honorable député ñu fellu la rek ñu ni tamit ndax bi ma suñu première émission depuis xew-xew bu tiis boobu ba mu fi amee ñu ànd ak yow rek di kon jaale umma islamique bi yëpp pas seulement famille Tidiane mais képp koo xam ne rek daal yaa ngi yeewoo ci biim réew ak li ko wër te ngay wuyu ci baatu ashhadu an la ilaha illallah te moom itamit mu amoon jayo bu am solo ci église bi ñu koy jaal ñëpp kon honorable bu ñu duggee rek ci biir xolu émission bi 13e législature bi bu 2017 bi en tout cas ci nga bokk yow ak say ay 165 morom mu nekk nag législature boo xam ne attentes yi bari na ndaxte bi ko weesu muy 12e bi te nga bokkoon ci mu mel ne ñu bëri ànd nañu manko ci ne mooy assemblée bu gën a nul bi nga xam ne moom la réewu Sénégal am bii nag ñu dëgmal te ñu installé ko barki Demba Ndiaye yow lan nga yaakaar ne mooy jéego bu am solo bu mu war a def pour rek sénégalais yi wayal ko way bu rafet. déglu naa la am na loo xam ne d'accord ak yow d'abord balaa may wax ci 13e législature li nga wax ne 12e législature bi moo gën a niil ci assemblée nationale. loolu d'accord ma ci parce que du député yi bokk ci Benno Bokk Yaakaar ñoo ko wax. amul benn député boo xam ne bokk na ci Benno Bokk Yaakaar yëkkati na kaddu ne assemblée bi fii romb 12e législature moo gën a niil amut. donc ñi koy wax c'est l'opposition ça aussi il faut le comprendre. opposition saa yu yëkkatee kaddu rek ŋàññi la loolu il faut nga comprendre ndax mës ngaa déglu benn nit bokkul ci parti au pouvoir mouvement présidentiel nekk opposition jël kaddu di communiquer ci li ngeen di def nii baax na maa ngi leen ci gërëm di leen remercier loolu amul yow mi journaliste yàgg nga ci terrain bi donc loolu amul donc 12e législature bi législature bu baax la bu boo xam ne comme ci laa bokkoon mënu ma nangu mu niil te ma xam ne niilul xëy na ñu koy wax ñoom loolu lañ ciy gis te loolu lañ la ñuy wax bu ñu paree 13e législature même bu defee le meilleur résultat du Sénégal suñu yëkkatee seen kàddu nii lañ koy wax ndax ñoom amul lu ñu mouvement présidentiel wala Benno Bokk Yaakaar lu dul niil loolu c'est tout à fait normal opposition pouvoir donc 12e législature bi résultat bu baax la xoolal chaque presque un mois dañ daan woo premier ministre ñëw à l'Assemblée nationale di expliquer les projets du gouvernement après 12e législature bi yan mission lañ fi def dem di auditer ay directeurs dem ci yeneen situation yoo xam ne pour askan bi xam en tant que rôle député lan la war a def pour askan bi un élu du peuple 13e législature bi nag damay ñaan yàlla mu tane 12e bi loolu d'accord na parce que tane mooy mu gën ko comme lu baax la 12e législature bi am na résultat bu baax bëgg naa man mi bokkoon ci 12e législature bokk tey ci 13e législature bëgg naa 13e législature bi ci njiitalu président de l'Assemblée Moustapha Niasse ak groupe Benno Bokk Yaakaar ak groupe libéral yi opposition pouvoir ñun peuple bi lañ fa toogal xëy na amul kenn kuy dugg ci biir Assemblée nationale indaale carte parti politique la moo la fa yóbbu ku ci nekk am na foo jaar am na ñi la votel ba nga nekk député mais boo xasee nekk député élu du peuple nga kon nag maa ngi ñaan yàlla 13e législature bi ñun ñëpp opposition pouvoir ñu jàpp ci mbir mi bañ koo politiser bu loi ñëwee nga xam ne dafa arranger askan Sénégal bul ne man mii bokkuma ci Benno Bokk Yaakaar lii ci président de la République la jógee mouvement présidentiel moo ko indi du ma voter ndax njëriñu Sénégal la ñun ñi nekk ci biir Assemblée nationale amu ci kenn koo xam ne doo bokkoo Sénégal te doo sénégalais. d'accord kon loolu sa ñaan boobu ñu ànd ak yow ci ñaan bi kon alors Farba 12e législature ni nga ko waxee léegi fa nga bokkoon yaa ngi waat encore ci 13e législature bi mais seetlu bi mooy yow bokkuloo ci benn bureau pourquoi ñoom faluñu la. pourquoi non xam nga bureau ma wax la lenn. man dama am conviction am ay principe dama topp Macky Sall parce que dama koo gëm. bokk ci parti am APR ci bi ñuy tàmbali. boobu laa jël sama conviction ak sama principe na kii moo ma doy donc lu toll bureau yëkkatiw ma loolu taxul may jóg di politique man Macky Sall moo tax may jóg ci politique député bi nga xam ne fal nañ ma ko sénégalais yi ñoo ma votel mais am na ku ma tàbb d'abord
koo xam ne daf ma def sur presque boo xoolee je suis 9e sur la liste nationale boo dindee jigéen ñi 4e la ci góor ñi loolu considération mënu koo weesu mais bureau bi moo ëppoon ful la non c'est que xam nga am na ñoo xam ne peut-être loolu moo leen yëkkati man loolu taxul ma jóg sama combat politique di ànd ak Macky Sall du ay bureau du ay pal bu législative bii sax bi nga xam ne moo ma def député bu ma boolewuloon ci liste assemblée nationale dinaa du tere ma accompagner ko ndax moom laa gëm ci wàllu politique donc ay bureau kenn du bañ teranga ku ne bañ naa teranga yaa ngi wax lu la neex mais man sama conviction ak sama principe sama ànd ak Macky Sall du ay calcul politique du ay bureau bokk ci bureau xam naa ne bureau bii fal nañ ko te lu ma neex la bi may dem di voter aussi li ma gëm la lii comme que li ñuy dox nii Macky Sall ànd na ci rek man maay nekk paix député yi bi ñu ñëwee fekk ñu ci salle ci suuf avant ñuy dem ci salon ba ci mag ñi nga xam ne leader yi Benno Bokk Yaakaar ñoo leen di yónni jox leen orientation bi ñu waxee ba naan nañu ñaan maa njëkk a jóg ma ne leen balaa ngeen di ñaan dañ leen di tontu man mi maa ne El Hadj Oumar Youm directeur de cabinet du président ministre d'État Mahmoud Saleh Moustapha Diakhaté ministre chef de cabinet ma ne leen bu ngeen demee nee leen Macky Sall nee leen ko moom mi nee leen Ousmane Tanor Dieng nee leen président Moustapha Niass ak képp ku bokk ci Benno Bokk Yaakaar ñun ñi fi toog yëpp ñoom lépp luñ juboo ci seen biir rek ngeen indil ñu ko fii dañuy dem voté ko. waaw loolu war nga wax loolu yow. man maa jëkk wax loolu. mais loolu foo ko teg yow li nga wax rëy na Farba. non xam nga li tax ma wax ko. mooy kon yow déedéet dama xam ne ñi fi toog ñoom. ku bokk ci APR. da nga gëm Macky Sall. lu wóor ma ne bu président tracé lii ligne bi lii la fii la clignoté doo clignoté gauche wóor na ma ne ñiy bokk parti socialiste ñi fa toogal parti socialiste yàlla dogal bokk ci Benno Bokk Yaakaar li ñu juboo ci Ousmane Tanor Dieng kenn du ci jaar à droite ni à gauche. kon yéen nekku leen député du peuple. nous sommes du peuple député du parti ngeen. non Farba li nga wax xam nga dañoo bokk ci ay parti bul fàtte ne. Sénégalais yi ñoo leen fal. d'accord naa mais dañu votel avant ñu ñuy votel d'abord il faut ñu investir la. fal na ñu investir. ci parti. jeex na loolu mënuñu jël dañuy jël député du peuple bi def ko ci kanam mais ala kulli alin dañu nganaayoo parti bi def ko ci pokkataan loolu kenn mënu ko maa la wax loolu kenn du ko bàyyi ginnaaw. au moins c'est honnête li nga wax c'est honnête. c'est honnête c'est honnête. gisoo ñi opposition. ils sont élus du peuple. waaw est-ce que bi ñu ñëwee candidat bi nga xam ne Benno Bokk Yaakaar investir na ko ñoom votel nañ ko. non parce que dañu nganaay ñu nit dañu jël seen parti politique def ko ci seen pokkataan. loolu ce qui est logique d'ailleurs. un député c'est un élu du peuple mais c'est un politique. Et donc vous faites de la politique léegi. Farba non nous ne faisons pas de la politique mais nous sommes des politiques. D'accord léegi. à l'Assemblée c'est pas politique mais nous tous nous sommes des politiques. Des politiques d'accord léegi Farba sa absence ci différents bureaux assemblée yi am man fenn laa ko teg mooy Farba yow da nga ñeme absenté. ñeme nga tardé ñeme nga absenté jamais présent ci assemblée nationale yaa ngi frère ci avion yi dem sa yoon. te mu mel ne yow la Moustapha Niasse du duut baara xam naa ñeme wax Farba Ngom mais ba mu taxawee ne député yu mun absenté yu mun tardé yu mun daw liggéey ñoom laay waxal. ci deuxième bi ci la bokk ñeme naa tardé moom. waaw ak absenté loolu xam nga nee nga ma sànq c'est honnête. waaw ba tey su ma toogee mu wóor ma ne Sénégalais yi ak ñi nekk diaspora bitim réew. ak askan bi ak ngay seetaan. ma toog jaakaarloo ak télévision groupe Futurs Médias mu wóor ma ne télévision bi ñuy seetaan la ci monde bi yëpp ndax bëgg a défendre sama bopp rek ma yëkkati kàddu wax loo xam ne amul loolu aussi ala kulli alin rafetul gàcce la da du rafet nit ñi duñ même député ñi ma fa bokkal sax dañ ma yëpp man ñeme naa tardé mais du leneen parce que biñ may tabb assemblée nationale naqariw ma ndax Macky Sall moom la Benno yëpp jël ne investiral def ma presque 9e position sur la liste nationale peuple bi votel ñu loolu yàlla dogal ma nekk député élu du peuple donc dama war di teew à l'heure wàcc à l'heure mais maa ngi lay wax leen aussi maa ngi lay wax leen député yëpp maay mujjee assemblée nationale ndax lan yëpp amul benn jour boo xam ne jóge na assemblée nationale avant 22 heures ah oui amul loo fay def yow loolu mais recevoir audience c'est que dama xam ne peuple bi ñoo ma investir
même bu dul dara war naa quand même ubbi samay buntu waxtaan ak peuple bi. man maa fa nekk député boo xam ne mi fay mujjee. loolu gendarme yi xam nañ ko ñi nekk assemblée nationale personnel yi xam nañ ko. man maa nekk député assemblée nationale bu fay mujjee. 22h parfois 23h même laa fa jógee. ban heure nga ñëw 3h nga ñëw jóge 22h. non man aw ma heure nag pour te dire la vérité parce que yenn saa yi ma teel a ñëw yenn saa yi ma guddee ñëw. dama lay wax te yàlla tax. mais léegi est-ce que Farba di nga bàyyi da nga jàpp si yàlla bàyyi tardé ak absenté ci 13e législature loolu aussi yaa ngi may pousse ci loo xam ne mënu ma ko engagé fii ëllëg nga seetlu parce que xam naa ko sob nga seetlu dem ba ne lii yaa ko engagé woon finalement mu joo ko def. man xam naa dinaa respecter sama engagement bi nga xam ne peuple bi fal nañ ma. di nga góorgóorlu nekk député taxawaay député ci kanamu askan bi dinaa ko def. mais heure bi nag loolu mënuma ko fii engagé dara mais xam naa ne dinaa teew assemblée nationale dinaa teel a ñëw wala dinaa mujj ñëw nag du ma ko fii engagé. c'est honnête Farba léegi groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ngeen am président bu bees boo xam ne moo wuutu Moustapha Diakhaté muy Aymérou Gningue kenn xamu ko nag tajul fenn moom Aymérou non may ma rek may ma juumu ma kenn xamu ko tajul fenn mu jàkkaarloo en face ak maître Madické Niang mi nga xam ne moo yore groupe parlementaire libéral démocratie nangam maître Madické Niang kenn doon représenté fu mu toj bëri na kee tajul fenn léegi malgré yéen le fait que Benno Bokk Yaakaar en nombre yéen a ëpp est-ce que en termes de buzz en termes de toj assemblée yéen duñu leen suul. maa ngi lay wax leen. assemblée nationale bi gën a neex ci assemblée nationale bi gën a neex. ndax lan. Aymérou Gningue. yow yaa ko xamul. actuellement président conseil d'administration la woon boo xam ne ASS. waaw mais siiwul. dëgg lu wax la rek waaw dëgg c'est que yow yaa ko xamul. bul ne xam nga sénégalais yëpp. waaw bañ a siiw. nekkoon président conseil d'administration bu SAR. ndombol tànk la yi nga xam ne état bi ñoo ko fal ingénieur la. ci wàllu njàng. nekk président communauté rurale bu Médina Dakar yàgg ci arène politique c'est pas son premier mandat aussi. kooku demal département de Tivaouane moo jiitee liste bi département de Tivaouane. demal région de Thiès. xam nga ku nekk ak fuñ la xamee. waaw rombal Médina Dakar ci commune bi nga ne kuy Aymérou Gningue. Madické Niang nag. maa ngi ñëw. waaw moo tax ma ne la. législature yi fi jàll te neex yëpp bii moo ciy gën. parce que Aymérou Gningue kenn du naan xamuñu ko neel xawma ko yow. waaw mais siiw na. xam nañ ko te ñun ni man mi nga xam ne au moins xam naa ko au moins 15 ans. du tey. te bi ma koy xam yëpp maa ngi ko xam mu nekkoon conseiller technique bu Macky Sall en tant que premier ministre. mais Madické Niang moo ko ëpp parcours. ëpp ko d'accord naa gën ko siiw Madické sama goro la. waaw. xam nga man du ma bokk si ñu koy ŋàññi man personnellement Madické Niang sama goro la sama mbokk la li ñu boolee bari na ndax soxnaam mi nga xam ne mooy jabaram Adja Khoudia ak sama soxna Adja Mbaye benn deret lañu kon nag politique nekk na loo xam ne jaar-jaar la mais deret mooy loo xam ne bu leen yàlla boolee ba deret jaxasoo xaste jeex na donc Madické groupe libéral la bokk xam naa Madické man yan personnalité ak yan qualité la am xam naa ñëw foofu pour xeex li ko fa indi mooy taxawal askan bi am naa xalaat ne ci principe yoo xam ne ni seen naa ko ci moom buñ fa taxawalee wala indi foofu loo xam ne arrangé na Sénégal yi quel que soit son parcours politique quelle que soit sa position d'être dans l'opposition am naa yaakaar ne buñ fa indee loo xam ne arrangé na peuple bi mouvement présidentiel moo ko indi malgré bokku ci du ko rejeté. da nga koy baabu ma ko parce que dama xam ay qualité am. nee naa ko li ñu boole bari na. Madické damay dem këram dem naa këram. Madické sama soxna mi fi nekk. waaw ak soxnam dañuy demante di dikkante. donc lu ñu boolee bari na. donc li ñu boolee bari na te xam naa aussi jarbaar la ci Hadj Mansour Mbaye. donc xam naa moom. du ma bokk si ñu koy ŋàññi nii ñi koy xas. d'accord mais am naa yaakaar ne baabu ma ko. xam naa qualité am. nekk ministre yi mu jaar. am naa yaakaar ne bu jiitee groupe parlementaire ñëw foofu pour dóorante ay kurpeñ wala xasante. déedéet xam naa ay qualité am. sax saxal dal na foofu xam nga doomu Ndar ñoom ñemewuñu yenn yi. ñemewuñu naaj daal yu métti yu tàng yooyu am naa grand bi.
du fa ñëw pour xeex wala pour xuloo loolu lu ma leer la. grand crime tàmm. léegi ba tey honorable mooy léeg la nga xam ne moom la askan wi seetlu di ko ŋàññi ndax dafa xaw a niróo escroquerie wala arnaque mooy askan dafa jël da ngeen investir ay ministre ak ay DG am si ñoom ñoo xam ne askan wi dañ leen na wóolu voté leen xëy na sax moo tax ba benn bokk yaakaar am lim gu mu am ci wàllu député à l'arrivée ministre yeeg DG yooyu yëpp préféré téye seen chaise ministre wala seen chaise DG daal di kajji fee chaise député bi loolu nag laaj bi mooy est-ce que loolu non xaaral rek ma daaneel laaj bi mooy est-ce que danoo xeeb askan wi leen fal wala salaire u député ba la ñu xeeb. da ngaa comprendre rek. lan laa war a comprendre dafa am nu muy doxee. waaw. xam nga ñi ñu fal député à assemblée nationale am na ci ñoo xam ne ay tête de liste la ñu woon. jiital leen département bi ñu bokk. xalaat ne seen situation bopp ak position gouvernement bi ak li liggéey nguur gi li Macky Sall def fii nii ñoom bu ñu leen jiitalee dinañ ko mën a communiquer ànd ak seen situation bopp seen charisme mën nañ ko encadrer ba am résultat yi baax. mais bi ñu demee ba ci mujjël bi wàllu situation assemblée nationale. député bi nga xam ne dañ laa fal député ñu xalaat na ne yow sa compétence am na ci biir gouvernement bi bu la Macky Sall jël def décret yóbbu la def la ministre dafa xalaat na ne bu ñu lay tàbb député loolu am na ci ñoo xam ne du seen choix bopp du ñoo choisir dem nekk ministre déedéet kan mooy choisir damay dem nekk ministre Macky Sall du genre boobu Macky Sall mooy xalaat ne diw doy na ma war naa ko mën a xëcc indi ko yóbbu ko mu bokk ci gouvernement bi war na fa mën a taxawal askan bi ndax député bi ak ministre bi yëpp bi ci nekk yëpp taxawal askan bi la du sa si njëriñu bopp moo la fa tax a toog donc yeneen député yi nga xam ne buñ leen tàbbee ministre yóbbu leen ci gouvernement bi foofu la ñu war a mën a indi résultat pour réew mi loolu moo tax Macky Sall def loolu ñenn ci député yi aussi bu ñu resté ak seen direction générale xam nga député homme politique bu nekk bu xamee luy valeur député doo mos a bañ a nekk député ci Sénégal impossible du question mandat bi 5 ans la mais un élu du peuple position bu muy am Macky Sall moom moo nee moom kañog bi ñuy recevoir député yi am ngeen situation boo xam ne kenn amu ko ci biir réew mi élu du peuple ngeen loolu dafa nekk lu am solo ci carrière politique un homme politique mais loolu mbirum suñu borom la bu benn nit fàtte ne yàlla dafa am lu mu namm ci nit kenn mënu ci dara bañ la falee député nga nekk élu du peuple président de la république mii jiite réew mi avancement réew mi doxalin réew mi yàlla dafa dogal moom la ñuy laaj bilan mu xalaat ne bu ma jëlee kii ci assemblée nationale yóbbu ko def ko ci gouvernement fa la ma gën a mën a taxawal ba askan bi ràññi ay jëf yi ma bëgg a jëf yaakaaraan loolu lu baax la comme direction générale boo fi gis am na lu président di xaar ci moom am na lu Sénégal yi xaar ci moom mu xalaat ne su la bàyyee nga jiite direction générale bi nga nekk ci nga war a mën a gën a indi résultat mu bàyyi la pour askan bi mu bàyyi la foofu loolu nekkul loo xam ne xeebaange la peut-être ñàkk comprendre wala am na loo xam ne état la du ñu taxaw di ko wax yëpp mais ni ma la communiquer nii mënul demee nu dul noonu d'accord léegi Farba ñu xuus si émission bi ci beneen wàll wax naa ko sànq ci ndorteel émission bi yow yaay meeru Agnam nekk ci Fouta nga def résultat yi nga def ci législative yi man mu xaw ma jaaxal na dama foogoon ne di nga lajj bu metti parce que dama dégg ñu ni campagne agricole bi foofu nam fa demee waru woon demee noonu. en tout cas ma wax la lenn. campagne agricole Macky Sall président de la République. man en tant que député du peuple bokkoon ci 12e législature. te gis doxalin réew mi xam ni adduna bi doxee. xam naa ne lim def ci agriculture amul benn chef d'état bi fi mës a ñëw def ko ci agriculture. looloo waral am na yoo xam ne am na ay points yu sensibles. ay décision la koy teel a jëlal gis nga gouvernement bi après juste élection législative bi muy nommé premier gouvernement premier conseil des ministres ci la censé ay direction générale de la SAED jël un jeune cadre Samba Ndiobène Ka def ko changé ko peut-être dafay xaar résultat ku ci nekk rek fu muy xalaat ne fii bu la fi falee di nga xaar résultat fi Samba Ndiobène nekkoon fa la yóbbu
directeur général SAED nekk Samba Kanté foofu la ko yóbbu Samba Ndiobène actuellement mu am responsabilité yi nga xam ne la vallée bi yëpp mooy SAED nan la agriculture bi nan lañ koy encadrer ba ñu gën a am résultat yi président di xaar ci ñoom président bàyyiwul dara ma wax la leen ministre bu foog na ne du xool li ngay def ci suuf wala du jokkoo ak directeur yi wala du xam li nekk à la base homme de terrain la dafa def proximité ba gagné réew mi donc amul fenn foo xam ne mën nga fa jaar ba nax ko du nit day ñëw di jaxase du ay influence déedéet non moo tax mu changé peut-être xalaat ne Samba Ndiobène Ka bu ko falee peut-être xëy na dafa def résultat ci fi ñu ko dénkoon moo waral mu xalaat ne bu ko yóbbee mu jiitee direction générale de SAED am na xalaat ne dina indi yeneen résultat ba vallée bi gën a am ay changement te Samba Ndiobène aussi maa ngi koy conseiller mu xam lu koy xaar lii président di xaar ci moom mais li askan bi di xaar ci moom yëpp moom ak ministre de l'agriculture aménagement yi ñu def leen parce que dafa manqué woon bu ñuy wax te yàlla tax te xam naa président def na li mu war a def mais dafa manqué woon d'accord loolu comme ne dafa manqué woon Samba Ndiobène Ka boobu nga wax xëy na moom mu motali li ci am naa yaakaarul ci loolu am naa yaakaar ak Pape Ablaye Seck mi nga xam ne ministre de l'agriculture nekk un vrai technicien am naa yaakaar équipe boobu bu ci yàlla àndee d'ici 3 mois di nga dégg yeneen changement yoo xam ne parce que am naa ci yaakaar. d'accord yaa ngi tudd léegi Pape Abdoulaye Seck mu nekk ministre de l'agriculture moom itamit ci jamono yu ñu tolloon ci remaniement bi ñu bëri ñu doon xaar ñu wàcceel ko nañu wàccelee ku ci mel ne ay Mankeur Ndiaye mi fi nekkoon ministre des affaires étrangères Eva Marie Coll Seck mu yore woon santé ba ndax ñooñu li nga xam ne mooy seen point commun mooy le fait que dafa ñu politique boo xoolee li xew semaine bi ministre bu bees bu ñu dénk justice de Ismaïla Madior Fall ku ne xam ko ci constitution jour ba mu defee passation civile mu njëkk a def mooy waaxu bu jekk de mu dem lijjanti ji carte APR xam naa ko ba ñu dàq ko est-ce que façon yu bees yooyu président Macky Sall indi fi est-ce que loolu rafet na xam nga Aïssata mbirum suñ borom bu ñu bëri dañ koy fàtte looloo waral ma newoon keroog ci faram fàccale ñu ngi jël ay bonus yu bëri di ko jox Macky Sall waaw muy lan parce que da ngay comprendre leen dañu foogoo ne dañu dàkk Pape Ablaye Seck kuñ ko waxtaanal foog ci wàllu gouvernement ci wàllu état ginnaaw yàlla ak yonante bi ndogal suñu borom pouvoir président de la république Macky Sall moo koy def moom ni koy def toog dinaan diw dinañ ko wàccee diw dinañ ko yëgal ay waxu caaxaan la. mais Ismaïla Madior Fall mu dem jëli ji carte APR te musu ko jël parce que sa kàddu yëpp laa bëgg a répondre loolu ay waxu caaxaan la gis nga nuñ fooge woon ne dañ koy wàccee yàlla maintenir na ko am na ñoo xam ne fooguñu woon dinañ leen wàccee yàlla dafa dogal ñu wàcce leen donc ci ngay xam ne mbirum suñ borom kenn mënu ci dara yàlla dafa nomoon loolu dafa war a jeex mu jeex yàlla dafa dogal ne Pape Ablaye Seck dafa war a rester mais loolu lépp coobaree suñu borom la mais ci ndigalu président de la moom rek moo am pouvoir nommer ak dégommer beneen bi encore fu mu xalaat ne doo jël gouvernement yi def ko politique non am na ñoo xam ne ni ci biir gouvernement bi c'est pas des politiques am na mais Ismaïla Madior bariwul ñu ngi jëm élection présidentielle dañ koy préparer bu baax loolu lu yoon la moom lan moo ko fi teg du politique léegi toog na nekk na président li mu war a dawal mooy jiite askan bi jiite réew mi liggéey mais avant loolu sénégalais yi ñoo ko fal donc dañoo dem ci urne yi voté fal ko mu dem 2e tour Benno yëpp jàppale ko mu nekk président de la république donc nag mënul fàtte politique impossible réew mi lay jiital loolu ku ko xam ku ne loolu la jiital mais ala kulli alin li ma la wax sànq assemblée nationale dina jiital réew mi mais ala kulli alin wetam waaw bokkaale Benno moom bokkaale wu rek parti day bokkaale Benno waaw mais Benno boobu nga wax Ismaïla Madior Fall aussi constitution nga ne loolu la xam waaw ñaata dans le gouvernement ñi nga xam ne mosuñu def politique xam nga politique mbirum guu la du question obligation mais fii affaire intérêt mi ngi ci aussi non du problème intérêt da ngaa juum opportunisme mi ngi ci non c'est pas de l'opportunisme lan la ñaata constitutionnaliste ñu fi nekk ñoo xam ne jàng nañu constitution comme Ismaïla Madior Fall président Macky Sall jëlu leen teg leen ci wetam
def leen conseiller ba pare teg leen. ministre mais Ismaïla daa tiit na Ismaïla yàgg naa ak Macky Sall waaye musul du jël carte ba bañ ko namee ministre mu gis ñañu dàq mi ne xaama daw jëli ci carte ba ñu maa dàq xew di Ismaïla yàgg na fa Ismaïla Madior Ismaïla 2012 ba li mi ngi xam déglu ma wax la rek xam naa Ismaïla Madior musul jël carte APR yow ñu namale rek nga daw dem jël carte APR parce que da ngaa gis ñu dàq maa lay wax ne ku demee rey sa maam boo gisee ñu daw ginnaaw ëllëg sax di nga gis ñi ñëw jël carte APR te fekk joxuñu leen benn position ci wàllu état li leen indi mooy gu wala ku bokkoon ci benn parti bëgg poste mooy indi déedéet am nañu di nga gis ñoo xam ne di nga gis ñoo xam ne li Macky Sall liggéey maa ngi rappelé le maire de Kab Gueye di Aladji Dame Gueye bokk département de Kébémer mu ne li tax may dugg biir APR du poste lan la nee na dama gis Macky Sall ngay liggéey dama am yërmande ci néew di doole yi gis ci sama biir commune ma nekk maire day dóor wax la rek non dafa nekk maire day dóor nee na bourse familiale yi ñu mu gis ñoo xam ne dañu ndóol vraiment yàlla abulu leen kattan ñooñu chaque 3 mois di ñëw di jël ci seen 25 000 francs mu doon loo xam ne lu am solo la ci ñoom nee na dara taxul Macky Sall ma adhéré APR lu dul gis ne bàyyi nga xel askan Macky Sall xam ne da koy dóor xam na loolu léegi dóor la ci doomu aadama am yërmande ci askan dafa am solo day dóor ñaata sénégalais tey ñoo recevoir bourse familiale loolu dafa am solo xam nga yow tey am na coono yoo xam ne yëgoo ko ndax lan yow mii xam nga ne xam naa ne am na coono yoo xam ne ndax lan yaa ngi fay sa location bu baax yaa ngi dawal oto bu rafet yaa ngi lekk bu ceeb bu neex yow nag di reer ceeb bu neex di reer bu neex am na ñoo xam ne loolu tële na leen su Macky Sall toogee nekk chef d'état nekk président de la République nga xam ne lépp ginnaaw yàlla tey am na ko fi mu nekk xalaat ñi nga xam ne ñu ngi ci biir askan bi te ndool amuñu nekk ay néew di doole loolu Sénégal yëpp ñoo ko te encore ma wax la leen bourse familiale amul parti Sénégal yëpp ñoo ko bokk biñ ko suñ koy joxee du ñu xam ne yow yaa ngi bokk PDS ou yaa ngi bokk APR non sénégalais nga ou sénégalaise ñu la koy jox loolu nga xam ne ni kooku mu ngi politique mais sénégalais kii réew mi la gën a bàyyi xel waaye terewul bokkaale na parti si suuf léegi loolu politique la léegi politique la kon honorable député Farba Ngom li président Macky Sall nekkee ci réew mi bañ ko falee ba léegi mooy opposition bi tas na leen tasar yemu ci opposition bi ña bàyyi seen parti ñoo bokk ak moom gâteau Sénégal muy ñu leen woowe allié ñu fekk si ko ci benn bokk yaakaar ñoom tamit mu ngi leen reyandi benn par benn barki démb AFP may ma AFP moo jiitu moo bi baal bi parti socialiste feelu ko ma nga ca PIT ma nga ca LD les président Macky Sall bu rendee opposition pad allié yi waa léegi moom xaaral bëgg léegi daagu ci biir Sénégal te du am te dégg baatu non juum nga foo juumee ngir yàlla li may wax nii bul dem fële booy monté bu ko génnee waaw juum nga de rectifier bu baax lu ma juumee Macky Sall mooy président de la République du Sénégal waaw ñaata institution ñoo fi nekk ci biir réew mi waaw ñaata xaw ma ko bëri na déet war nga ko xam nag ndax lu mu bon intellectuel nga tey journaliste bu mag nga waaw mooy président de la République du Sénégal waaw léegi nga ne institution teg na fa allié nga bëgg a wax nee nga dafa rey allié yi waaw président de la République mii nekk président de la République am pouvoir yi am majorité assemblée nationale même waa APR kese tey doy nañu majorité assemblée nationale mais ndax bàyyi askan bi xel bàyyi Benno Bokk Yaakaar xel premier institution moo xam ne moo topp ci président de la République mooy assemblée nationale mooy assemblée nationale kan mooy président de l' assemblée nationale allié Moustapha Niass ñeema Moustapha Niass allié la ban institution moo topp ci assemblée nationale kuy président du haut conseil des collectivités territoriales allié Ousmane Tanor Dieng ndax xalaat nga ne assemblée nationale ak au conseil des collectivités locales ñun amuñu ci biir APR ñu ko mën a jiite am pagaay mais bis bu ne saa ñu defee secrétaire exécutif nee na moom mënul wor li mu mën képp ku ko lebal teraanga wala nga ànd ak moom te ànd ak gor lu mu am bokk ko ak yow lu mu mënta doon nag xam nga Farba loolu président Macky Sall defal Moustapha Niass defal ko Ousmane Tanor Dieng loolu naxe mbaay la may naxe mbaay mooy lan waaw xaaral ma wax la xam nga pourquoi mu nekk naxe mbaay mooy yéen après da ngeen tiit gourmand ñëpp lañ ko waxal waaw gouvernement ba kenn ku nekk AFP ak ñoom benn lañ leen may assemblée nationale bu njëkk ba 2012 ba 12e ba ñoom demoon nañu ba am ay 20 et quelque bii ñas xaaral ma wax la rek loo xam pour nga mën ko comprendre ñoom ñi ci seen bopp naxe mbaay la bu ñuy waxtaan seen biir xam nga lan la ñuy jël teg ko ci kanam
depuis élection présidentielle 2012 dañuy def cartographie xool kenn ku nekk li nga amoon ci biir région ak biir département foo amoon majorité supposons dama lay jox exemple tey Matam nous avons 10 communes dans le département benn commune moo fa nekk koo xam ne le maire est du parti socialiste amul benn maire boo xam ne ak benn maire PDS tous les 8 maires d'autres sont APR ñooñu nan nga mënee jël tey un gars de l'AFP wala un gars du PS jiital leen département bi laaj naa la même bu fekkee ne ñun responsables yi d'accord nañu ñun maires yi d'accord nañu accompagner décision leaders yi militants yi mën nañ koo bañ à la base te tey booy def politique bàyyi si xel ci sa base ndax ginnaaw yàlla ak yonante bi leader bu tekki nekk dara am position base bi ñoo la ko jox kon nag ku amul orientation base ne man nekk naa leader li ma neex lay doxal dem bis bu nee nga gis comme ni commerçant di daanoo homme politique di daanoo noonu mooy lan bañ a bàyyi xel ci sa base donc loolu da ngay comprendre ne loolu du affaire naxe mbaay Macky Sall a eu au moins 700 000 voix am 26% des élections présidentielles de 2012 xoolal calculer yooyu situation yooyu jamono boo xoolee parti socialiste nekk coalition Benno ak Tanor ñaata la ñu am nombre de pourcent AFP mooy Benno Siggil Sénégal ñaata pourcent ba pare ñoom ñëpp tey kenn ku nekk mu ngi lay gérer di gérer waare leader yi nga àndal. waaw mais gérer boobu nag ma scandale ba. non loolu du scandale dama lay wax rek président Macky Sall fa la teg weer bu jot. mu jël maa ngi lay wax lenn de mu lamb PIT 5 millions. ñii nanga mais maa ngi lay wax lenn rek fa la teg loolu maa ngi lay wax lenn rek. loo may wax. Sénégalais ñoo ko fal quand même. waaw ba ci. mu nekk président de la République du Sénégal ba ci déjà xaas di mu gën a ñi ko neex. loolu kan moo la ko wax. c'est déjà ku la ko wax. Ndoye waxu ko Mamadou Ndoye waxu ko fi. xam nga wuy ma Ndoye ñaata at. li ngay wax nii. mu ngi toog di ko bénéficier mës ngaa dégg mu wax ko. bi mu demee ba pousser les portes génn taxaw fële bande de touche bi ci la taxaw di def loolu mais li muy wax nii di ko dénoncer. li mu ciy bénéficier du ko wax. waaw loolu dëgg la nekkoon amoon na responsabilité. ci biir nguur gi. responsabilité di ko dawal. est-ce que mës naa taxaw di dénoncer. wax nga dëgg foofu bi mu nekkee ci biir. waaw ci biir terrain bi di football bu baax. waaw di am ay retour millions yi ñu daan joxe moom di jaar ci loo xam ni ko bénéficier. dénoncé na ko. dénoncé ko wax nga dëgg xam nga loolu moo am na loo xam ne la boo koy wax. sa bopp ngay ngañ. waaw dëgg la du ma ngay ngañ sa bopp ngay weer déjà. Ndoye weer na boppam dëgg la boppam lay weer. dafa weer boppam dëgg la léegi ba ci des mooy yéen waa APR tamit mattante bu nekk seen diggante parce que yéen dafa mel ne opposition bi dañoo yàkkamti rek wala dañoo dese nekk nandite mais mun bu ñu toogoon jàpp seen ñaam di leen seetaan rek yéen nga rey seen bopp parce que bëggantew leen da ngeen mattante yaa ngi nii Farba yaa Arona Dia xaj ak muus yow si pistolet nga yor kee yor jaaseem xam yëfu pël la nga gor kii téer pistolet foofu jum nga lu xew foofu jum nga yaa Arona Dia lu xew APR maa ngi lay wax leen c'est vrai ñu bëri si ñun en commençant par man waaw yàgguñ ci arène politique waaw ñu ngi tàmbalee mbirum politique ci Macky Sall nekk opposition expérience bi am fu mu yem waaw yàlla indi ñu yàgguñu ci opposition 3 ans Macky Sall jël pouvoir waaw muy dox dinañ ci bénéficier waale expérience bu rëy soobee yàlla APR aussi dafay parti bu ndaw juddu rek mag macha allah balaa may catu sama bopp loolu mu nekk lu am solo bis mu ne di gën a yaatu loolu il faut que position te nguur comme ay position moo ci nekk loolu mënul bañ a am ay xëccoo mais mënuñoo bañante xëccoo ak bañante bokkul ñun bañante wuñu suñu biir APR boo gis bëgg na moromam APR xëy na nag position ñëpp a bëgg lu baax ñëpp a bëgg lu baax looloo waral yenn saa yi mu am ay prise de position wala ay situation ku nekk mais yow ak Arona Dia lan la Arona ma wax la leen sama mag la waaw sama xarit la situation politique mi taxawoon sama diggante ak moom Arona mii tey Arona Dia bi ma gëjee wax ak moom téléphone yàggul ma wax la leen Farba ci télé nga nekk de dama lay wax émission lay wax bi ma gëjee wax ak moom téléphone yàggul ma wax la loolu pour nga xam sama mag la mais waxtaan bi lan la woon waxtaan na nga def sa wax adduna te Arona boo ñu fekkee fii ñuy waxtaan téléphone bu fekkee ne danga maa soxla da nga taxaw 1 heure temps di xaar moom boo demee ci moom soxla ko bu fekkee ne man lay waxal téléphone di nga toog 1 heure temps di xaar kon jubóo ngeen léegi dañuy échanger Arona dañoo musute xeex ma wax la lenn Farba musu leen xeex déedéet
dama lay loolu laa bëgg nga comprendre. waaw xeex mooy loo xam ne da nga maa mës a dégg man. ma jël kaddu yëkkati gu wax ci Arouna Dia lu bon wax ma. déedéet da ngaa mës a gis Arouna Dia jël kaddu xam na presse bi yàlla abal na ko teraanga. ñëpp la jokkool. su bëggoon wax dara ci man le lendemain mu wax ko. mais ci suuf ngeen def non ci suuf non est-ce que mës ngaa déglu Arouna Dia wax ci man lu bon. non est-ce que mais mës ngaa déglu yéenay def ci suuf est-ce que mës ngaa déglu man ma wax ci Arouna Dia lu bon. loolu da ngay comprendre situation politique. li nit ñi di wax. yenn saa yi mën naa jël bii position wala yow nga jël bii position. ngeen waroo mais man ak moom mënuñoo bañante. d'accord Arouna sama xarit la sama mag la. dañuy wax téléphone di échanger. gëjuñu wax téléphone toog di waxtaan di xakkataay di reetaan di fàttaliku jamono yi passé. bi ñuy dem ci àll bi paan ay gasoil bi ñuy dem ci àll bi yooyu laay fàttaliku ak moom. ñuy taxaw di kaf di reetaan. maintenant ngeen koy doog a fàttaliku. non léegi c'est que dañoo mësut a réeroo. d'accord naa pour nga comprendre. dinaa fi teg Arouna Dia mu wax ko léegi. ba ci des mooy yow Farba ci boppam Farba Ngom yow sa bopp da nga bëri ay étiquettes yu ñu jël tappal la ko si sa. xanaa sama temps nga xaw a maigri temps dafa mel ne da nga xaw a peer. waaw ndax xam naa étiquette yi ñu la koleel moo diis nga maire. premièrement mooy doole ji nga am ci président Macky Sall ba da ngay fal ay ministre xëy na sa nga fal ay DG ba ca des mooy li nga xam ne. loolu waxu caaxaan la xaaral rek dégg naa lu fort li ngay def sax loo xam ne moo tax yow faale woo ay poste bureau gi assemblée ak ñoomin seen salaire yooyu rafetal moo tax ngay dem rek mais faale woo ko parce que yow ministre bu président Macky Sall am ku la ci joxul marché nga padd ko mu daanu kajj ko. combattre waaye Aïssata posé nga ma question bu rafet. d'abord dama lay wax leen ci li nga fi ngay njëkk a wax. pal. ginnaaw yàlla ak yonante bi yàgg naa ko waxte dama bëgg ngeen comprendre ko askanu Sénégal. ñii wax lu bon nag bari nañu. ñoo xam ne dañuy jaxase yor xol yi bon mënoo ko comprendre mais xol bu bon ku ko yor. ci sa kaw lay këppaat. ma wax la leen yàlla suñu borom. noppi na. lu mu natt nii lii Aïssata Diop Fall dina ko am. journaliste bu la neexee fiir bu la neexee sa xol sedd. dina ko am. Farba Ngom bu neen lii dina ko am kenn mënu ci dara. pal. président de la République du Sénégal moom rek le Sénégal yi élire suffrage universel muy nekk président chef suprême des armées mooy gome di gome. te bu dee man damay toog di fal ay DG ay ministre lu tax may bàyyi njaboot yi nga xam ne ñu man ak ñoom ñoo bokk ndey ak bàyyi ñii nekk ay ingénieur chimique ñii nekk ay actuaire xam nga am nañu ay diplôme yoo xam ne mën nañu dem siège conseil des ministres lu tax may bàyyi ñooñu mënul nekk loolu ay waxu caaxaan la. mais affaire marché yooyu nag yàlla ministre yi ngay raket la jox marché yàlla jàppale na ma yàlla jàppale na ma laa wax di Sénégal ba mu daj xaw ma 39 ministres xaw ma 40 ministres xaw ma nu ministres yi toll mais benn ministre ou benn directeur général musuma jox marché tere nga nekk de man xaw ma marché te loolu yomb naa xam xam nga ñuy taxaw fii di auditer IGE yi inspection yi ku fi am marché xam nañ la kuy doxal xam nañ la kuy luubal xam nañ la man awuma entreprise buy am ay marché loolu mu leer bu benn nit gis ma yor benn teranga nga xalaat ne dama yor ay marché mais teranga yi foo ko jëlee kon oui très bien man dama yàgg tukki nekk opérateur yàgg di def affaire yàgg di def business dama ci yàgg sama premier pas ci wàllu business mooy nekk courtier d'abord je suis fier de l'être no nekk doomu géwél loolu deret la mais courtier laa démarré ma ne lu tax teranga yi may gis nit ñi di ko am mënuma ci am yàlla suñu borom wuyu ma may nekk courtier d'abord di jaay terrain di ci am commission di jaay kër di ci am commission ba yàlla may ma dajale ci loo xam ne dinaa ko mën a jënd di jaayaat ba ma egsi fi ma egsi samay mbir jaar su ma fi toogee di ko wax ba ma egsi fi ma egsi nii émission bi duñ ko def ndax Aïssata sonn naa lool. galère nga. sonn naa noonu. judduuma ci famille bu riche. mais nag famille bu noble laa judd. mais judduuma nag ci famille bu riche boo xam ne am nañu moyen. da nga ko ñafe. mais famille bu noble laa juddu. fekk sama papa fekk sama yaay juddu ci famille bu noble am ay grand frère ay petit frère. mais yàlla dogal sama jaar su ma ko fi bëggee wax ci télé bi duñu émission ndax métti woon na lool. ma dëkk Pikine. dal ci sama kër benn turandoo bu tudd Alaaji Alassane Seck. fa la ñu nekkoon ñu bari woon lool nekk ay xale. di fanaan ci biir salon ba jógee foofu ma loué pantere di ko fay 3000 francs pantere ba ñu am néeg di ko fay 8000 francs
xam nga yooyu situation bu ma ci bëggee jaar ba egg si fi ma egg si man am na loo xam ne judduuma ci famille bu riche fekkuma xaalis bu bëri li ma am ci wàllu àdduna rek yàlla suñu borom moo ma si jàppale mais dama yëg wàcc nag sonn coono bu rëy gis naa ko fii ci biir mérite la dëgg la gis naa sa bët yaa ngi xaw a taa donc pour nga xam ne benn ministre ou benn directeur général aw ma marché fenn man bu fekkee ne dañuy xool ku fi am marché nañu dugg si biir xool mais Farba Ngom aw ma fenn foo xam ne dugg naa ci wàllu état ou ministre de la république rang naa sa bureau toog naa te fekk marché lay ut ngay directeur général bi président dénk ndombol tànk bu rëy toog naa sa salle d'attente di xaar ay marché amul man du ma wërukat marché laa pour man aw ma benn entreprise boo xam ne yaa ngi def marché état am naa nag ay entreprise ou société mais pas marché état man lépp li ma am jënd jaay pas ci wàllu état amul leen loo xam ne état bi mos na ma ko jox amul d'accord amul leen loo xam ne état bi mos na ma ko jox waaw gis naa daal xam naa ne Farba tey man ni ci wàllu état xam nga lan laa ci mën a bénéficier wu état loo xam ne da koy joxe état laa wax 1,3 million francs par mois di salaire député boo xam ne musul man rek maa nekk assemblée nationale nekk député bu amul compte banque man amoo compte banque 12e législature ba mu jeex 5 ans yi amoo compte banque ma wax la leen loo xamul sama carte totale li nga xam ne carburant lañ ci def bi ma nekkee député ba tey trésorerie bu assemblée nationale mu ngi may déglu total ñu ngi may déglu musuma ko utiliser ba mu mat ay combien de millions moom laay nar a séddale sama arrondissement ci poste de santé yëpp jox leen carburant musuma utiliser carburant assemblée nationale 1,3 million bi ñuy fay député man rek maa fa nekk un député du peuple boo xam ne aw ma compte banque ci biir assemblée nationale donc ma lay wax leen Macky Sall kese doy na exemple xam nga ne pouvoir bi mu nekkoon bi mu fa génnee dem bu doon amoon na ay jaar-jaar yoo xam ne baaxul wala luubal na mënul rëcc ba bañ a dugg kaso wala ñu bañ ko sonal te xam ngeen pouvoir bi fi nekkoon yan situation la ñu yoroon donc lu ne def nañ ko fu ne la ñu xool même liñ ko dénkoon ay ministère de l'hydraulique lu yàgg après ay 3 ans 4 ans après xoolaat nañu ndax jëlul foofu ay engagement yoo xam ne jubadina lépp la ñu xool ba ñu xam ne nickel la ñu woo ko fii ay blanchiment d'argent ay yoo xam ne mënoo ko comprendre donc loolu kuñ fii fal nga am responsabilité bàyyi ci xel ci ki nga xam ne mooy Macky Sall fal na la nga jël ci moom de très bon exemple mais bi ci des Farba mooy yaa ngi wax ba léegi ak sa diggante ak président Macky Sall wax nga ne mooy sa leader politique wax nga tamit léegi ci ku déglu say wax que ni da nga ko jël def ko ériger ko au rang de modèle et de référence maintenant seen diggante ñaar est-ce que mi ngi rafet ba léegi parce que yow yaa ngi dégg rumeur yi nee nañu gën ngeen toog pale mënu toog fu dugg yooyu ay waxu caaxaan la du dëgg tam xarit vendredi ci guddi maa fu mujjee samedi ci guddi maa fu mujjee dimanche ci guddi maa fu mujjee d'accord kon te tey ci boppam am naa fa audience moo xam ne ni am na ñu may àndal xam nga loolu lépp am na ñoo xam ne seen xol li ci nekk mënoo ko buñ ci doon def tuuti benn radar ba yuur na ko lañ fay fekk dafay garaaw lool mais suñu borom noppi na mais beneen bi mooy Farba ni nga nekkee ci biir town bi ci biir dëkk bi mooy député nga di kilifa nit ñi xam la ñu lay dégg ci en pleine circulation ngay wàcc sa oto di dóoranteeg mbajaateeg dégg nga mais loolu foo ko teg Farba wala wóolu sa doole bi nga léegi amatoo doole sax donc lan la loolu léegi loolu xam nga da ngay comprendre lu nekk rek ak circonstance am man kuloo man damay xeex xëy na dëkkal nañ ma foofu ça veut dire que du ma ak ragal mais du ma tooñ amul fenn foo mos a gis ne Farba Ngom tooñ ni diw may dawal sama moto ànd ak sama chauffeur su ma amee problème ak policier arrêté ma te jaaruma sax fi ma waru te jaar loolu lu ci yoonu keneen na bàyyi policier bi wax ak sama chauffeur mais lu ci yoonu keneen ba nga xam ne dafay ñëw indi ay te kii am di filmer yooyu yan retour la ci am moom mi ko def lan la ci am du journaliste ba nga xam ne métier am lay defar loolu la ci am yooyu la sama xol mënul supporter ma wàcc après def li nga def waaw defante ko ak moom rek te
saaguma waxuma lu bon. dama ne bu ma filmer rek. waaw amoo droit di ma filmer sama image au moins man maa ko moom. noonu laa ko waxee. xam nga am ñoo xam ne nag dañ ko interpréter neneen. ñu nekk ay adversaire politique politiser ko dugg ci presse bi waxee ko neneen. loolu moo fi ne. waaw d'accord loolu moo fi ne. léegi ma ci des Farba yéen ak man boobu question rafal la mooy président Macky Sall sa compagnonnage ak moom yàgg na ba mu nekkee ci opposition bi yaa nekkoon géwalam tey micro bi yaa nekkoon maître de cérémonie mu falu nga abale micro ba nekk député nekk homme politique nekk opérateur lan la fan la abale micro man gën ñaal gis nga tey micro central comprendre Mbaye Peex moo ko tey déedéet xam nga nit da ngay yaatal Abdoulaye Mbaye Peex sama nawle la bu ñu fekkantee fenn foo xam ne war na fa mën a yëkkati kàddu man toog yàlla boole na ma ak Macky Sall boole bu rafet ba pare loolu lan la may yàqal lan la may wàññi mais am na foo xam ne bu ñu fay accès bu Abdoulaye Mbaye Peex ñëwee moom xam ne jaadu na fii maa fi war a jël kàddu man maa jël micro bi jottali kon loolu jantal agrément non mbir mi ci suñ biir la ñun am na foo xam ne dañ fay bu ñu fay accès ba fekk fay âge Mansour Mbaye moo fa war a jël kàddu ku nekk tey boo demoon Touba kan moo fa yëkkati kàddu ku dul Abdoulaye Mbaye Peex ndax doomu murid la te yàllaa dogal murid seen bopp jël capté ko ci seen biir ku mel ne sëñ Bass Abdou Khadre porte parole nekk porte parole bu rafet bu baax dugal ko ci biir xolam mu nekk taalibe murid sëñ Seydi Matar nekk xalifaam loolu boo fa ñëwee ku fa war a yëkkati kàddu lu nekk ak lu jaadu mais ku traversé région du Fleuve ñëw fekk ma Fuuta ku nekk ak sa milieu ku dem tey Tiwaawoon yow Fuuta bi nga mënee déedéet ku dem tey Tiwaawoon ku fa war a yëkkati kàddu agement sur mbay baayam ak baayu baayam am ñi ko jur yëpp ci taarix El Hadji Malick la ñu bokk ku nekk ak foo moomee même fii ci biir Dakar am na foo xam ne bu ñu fa demee bu ñu ñëwee ñoom seen biir quel que soit bu ñu ma fa fekkee xam nañ ne maa war a yëkkati kàddu ñun ci suñu biir yéen a ko déggoo daal waaw du ñu xëccoo parce que dañoo xam lu ñu boolee bari na lu ñu boolee bari na du ay jël micro rek moo ñu boole d'accord léegi la ma ci des Farba yaa ngi ci politique bi est-ce que am nga benn ambition ba nga nekk leneen lu dul député ak maire dara ba nga nekk leneen li nga nekk doy na xëccoowuma dara ci wàllu politique bu ma bëggoon nekk dara dinaa dem ci Macky Sall ba muy fan bureau bi ma ne ko président de la République te légitime na laaj responsabilité ci biir bureau assemblée nationale mais Macky Sall moo ma doy principe yi ma yor leader bi ma am fu mu tracé ak ligne bi nga xam ne foofu la clignoté foofu laa nekk d'accord man awma ñaari situation ci wàllu engagement d'accord léegi Khalifa Sall mu nekk prison boobu ba léegi lu mu def ci recours ñu rejeté ko ñoom seen mu yàgg fa di député na yow di maire capitale bi ñu bëri di xaar si président Macky Sall mu vraiment Khalifa Sall mbiram da ngay comprendre wax naa ko ci faram fàcce wax naa ko tey man sama bopp yéenewu ma ko mu nekk prison ndax xam naa ko miin naa ko teranga kese laa sëkk ak moom mais da ngay comprendre wàllu justice du loo xam ne na man maîtriser naa ko mais xam naa ne du Macky Sall mooy téye doomu aadama du moo koy bàyyi justice bii ci seen bopp ils sont indépendants Aïssatou Diop Fall ku fi nekk def lu la neex ci wàllu ala réew mi bu ñu demee ba saytu ko xool xam ko buñ ciy dogal am na ci ay situation dañuy dem ba téye leen yónnee leen ay convocation ba pare sax Macky Sall doo ko yëg loolu xam naa ko d'accord léegi ba ca des li na question rafal amul taxaw Aliou Sall mi nga xam ne rakk la ci président Macky Sall kenn dootu ko falati ñu mu nekk fi maire Guédiawaye nekk Niger. Quel est ton problème avec Aliou Sall? mais c'est celui de tous les Sénégalais rakk président Macky Sall la. ñu jox ko ay nombre tànk jox ko CDC bi. bëgg dem ñu amoon Karim Wade président Macky Sall. doon xeex Karim Wade dévolution monarchique am. Mansour Faye di góor président Macky Sall nekk ministre. lu tax bokkul c'est légitime. lan moo ci légitime Aliou Sall ak Mansour Faye amu ci kenn koo xam ne waroo am ndombol tànk. ndax lan bu leen boole d'abord ak Karim Wade y a une grande différence. la mooy différence Karim Wade bi mu fi nekkee bëgg nekk maire de la ville de Dakar. waaw bureau de vote bi mu voté dañ ko gagné. kooku c'était pas légitime. ñu def jël tous les portefeuilles yu gën a rëy ci biir Sénégal. ñu dénk ko Aliou Sall dafa dem gagné ji maire de la ville de Guédiawaye. Mansour Faye dem
Ndar bi muy dem Saint-Louis Macky Sall falu ko décret pour yow yaay nekk maire de Saint-Louis. yow gëmuloo ne loolu président Macky Sall ñaar yooyu mu def. waaw quelque soit noo ko rafetee noo ko naan c'est très légitime. jël Aliou Sall. différence jël goroom. te encore jox leen noonu xaaral rek jël ndoxal ñoom noonu tànk yi. am na yeneen erreur politique mais bii moom rëy na moom su ma demee dinaa wax sa yaay. tu es le meilleur financier le meilleur ministre. yow alaar ngay gaarawaale. non dañuy waxtaan rek. yooyu mbirum politique la rek. waaw Macky Sall ci boppam. bu Mansour Faye jaarlewul yoon. du mës a dem ci Marème Faye di ko naan yow yaay meilleur ministre. amul yooyu situation. yàlla may na ko léegi Aline Sall aussi. nekk directeur caisse. xoolal pouvoir bi. 5 ans def nañ ko au pouvoir. ban responsabilité la ñu dénk Aline Sall. faut nit ñi di comprendre. léegi loolu ay waxu caaxaan la. waaw ay waxu caaxaan la yàq rek la. ay waxu caaxaan la léegi. pour ñi ñaañ rek mais 2019 di bëgg egg rek ci Macky Sall. mais 2019 yooyu dañ ko teg ci balance bi. lan ci. dafa légitime. dafa légitime. Mansour Faye. dafa légitime maire de la ville gagné. waaw à Saint-Louis. di Goro. ancien capitale du Sénégal. waaw Goro bi maire de la ville de Guédiawaye. waaw du Goro bi lañ ko fale. d'accord léegi faluñu ko parce que Goro Macky Sall. non am nga chance sama temps dafa jeex léegi faruñu dégagé nga famille boobu beneen bi nga xam ne mi ngi ne fang ci kaw mooy madame la première dame. waay gis nga wax nga jàmbaar waay. waaw yow man nag. wax nga jàmbaar waay man nag Farba maa ngi bëgg a jot nag. waaw wax nga jàmbaar de. waaye Farba yow da ngay bàyyi ba fin bi nga doog a ngéwale. billaay wax nga jàmbaar. mais affaire ngéwale yi nga def mooy lan. parce que dafay jàmbaar première dame mi nga xam elle est partout fu ne kii ay photo internet chaque jour. loolu photo internet ñun xayta moom tamit copine mi ngi gouvernement yi loolu dem Farba c'est pas grave daal. yaa ngi jeexal temps bi sax ci sa bopp. yow da nga may poser ay questions ba pare bëgg répondre d'accord uma ci. Marème Faye Sall elle est partout parce que dafa xam jafe-jafe dafay nekk doomu Sénégal. waaw juddu fi yaru fi xam jafe-jafe yi nekk ci biir Sénégal. waaw moo waral luñ ko wax ci àdduna rek. lu mu jàppoon dina ko bàyyi dem indi ci ay solution daa fa taw teg ko ci internet man xam naa ne barki dem gis naa ko mu def ci association ci affaire insuffisance rénale. waaw te xam naa ne lépp du bàyyi dara. waaw gis naa mu def ci loo xam ne sa yaram day daw. waaw ndax dañ ko expliquer affaire xaar. ci wàllu insuffisance rénale il faut que line bi. ñii dee ñeneen ñi doog a mën a ñëw am fu ñuy kiyee. loolu daf ko def problème. xool ko solution dina ci indi ay rafet yoo xam ne moom elle est partout xoolal ñaata toilette tey lay tabax. dugg ci biir loo xam ne même mbirum douche yi fi ñu koy sànni. temps nawet sol ay botam dafa dem. Farba dugg ci biir Farba fi ñu toll nii non Farba génn nga si première dame bu mel nii. Farba parce que génn du nga ko yaroo fi rek moo tax ñu def loolu. Farba actuellement fàtte nga ne député nga yaa ngi génn sa riit yi ak sa xalam di xalam. mais c'est que li may wax nii ndax gisoo ko. nga ni yow li may wax nii ndax gisoo ko. Farba ñëwal ma ci Ablaye Wade. ñëwal ma ci Ablaye Wade. waaw ci lan. Ablaye Wade yow riit yi bi nga génne la première dame doo génne boobu riite Ablaye Wade bi nga xam ne. loolu laa koy génneel. bàyyi la ci Macky Sall de loolu xam naa ko. du sa bàyyi yow. du sa maam loolu sama maam la man sama bàyyi sama maam la. léegi yow waroo lijjanti waroo rafetlu vraiment diggante bi moom première dame dugal ci loxo bi. mu rafet ni nga ko waxee man loolu diggante boobu mel nu mu war a mel lu ma neex la. lu ma rafetlu la. mais mbaa baay bii. bëgg na loolu lu am solo la. yaa ngi rappelé francophonie. moom la ñu defoon presque invité d'honneur invité ko. nangu woon na wuy wala nanguwul wuy. ju boobu mais nañ ko invité la nag carte ba ñëwee ak ne invitation bi ñëwee la invitation bi ñëwee xam nga moom nekkoon na chef d'état ñaari mandat xam nga luy pouvoir. xam na quel est le pouvoir d'un chef d'état. Macky Sall invité ko ndax seen jaar-jaar. Macky Sall rafetlu lu mu amoon ci àdduna avant moomu ginnaaw yàlla ak yonante bi moom mi Abdoulaye Wade moo ko joxoon. musu koo bañ a wax. moo waraloon. même seen photo biñ koy def dafa def Senghor def Abdou Diouf def photo Abdoulaye def photam loolu 4 chefs d'État la ñu génnee def ko ci biir Sénégal yëpp. loolu bu doon xeex baa ngi ci biir jiitalul république bi neneen la koy doxalee. d'accord léegi. waaw man daal bëgg naa. bu ma nekkee doom. ci baay bi na ma nangul ne man doomam laa téye ma téye doom. waaw loolu lay rafetal diggante. waaw loolu rafet na léegi sa émission jeex na Farba Ngom honorable député maire Agnam. maire Agnam daal maa ngi gërëm waa Agnam di gërëm waa Bosoya di gërëm département bi di gërëm Sénégal yëpp. di gërëm président de la République di gërëm Benno Bokk Yaakaar di gërëm même opposition. ñëpp nañu xam ne lu yàlla dogal noonu la.
lu yàlla nomm ci doomu aadama noonu lu yàlla tudd kenn mënu ci dara di gërëm diaspora bi bandiraɓe wiyoɓe wimami haaloɓe pular nanoɓe pular peut être koye ɗemgal wolof min kaali ɗo kono kala gonɗo e commune mo Agnam commune Oréfondé commune Dabé commune Thilone ko Bosoya jaara noon e commune aji Ngenar fof no fotiri woni département Matam yetti Sénégal yetti diaspora o fof mi salmini on en beltanima Allah e nelaɗo mum gandene kadi nanggande président laali Macky Sall ko wallude hoore mum ɗum ɗon ne kadi ko nayi kewi ko fof gañani hoɗe min fof yoyi hoore mum ko hoore mum wallata Allah jarama on jarama oɗo émission ne ko hakkude men Aissatou Diop Fall ko ɗum tan jinnomi haalde Allah jarama on jarama salmini Youssou Ndour président groupe Futurs Médias e téléji Sénégal ɗi pop e wonɓe caggal leydi wonɓe Sénégal kala ɗo neɗɗo woni tawde ka biyo mbimi kalifma Allah hoorema kalifma Allah kartal kalifma Allah wallude Macky Sall jiya hen ko hoorema balla xam nga dafa bool nga si loolu xam ne bokk ci yéen xam nga ko làkkee noonu mais ñu si boole ba bokk ci ay pulaar mais wax fa ay carte ji xaw ma jëwaal naan ay carte ay bu fa teg yooyu ma wax li ma bëgg rek bu ko fi wax sa émission jeex na Farba Ngom ma nekkoon suñu invité quelque part nag ci Almadies bi rek ci géej bi ak yooyu moo tax heureusement takkuma perruque sinon kon tey ma am gàcce nag perruque moo naroon a naaw ñu koy jaajëfal bu baax nag moom monsieur le maire di jaajëfal bu baax a baax tamit soxnaam di nag sama xarit sama sœur di sama partenaire ma xam ñoo yem ay ñaareel lañu moo tax bu ñu paree si émission bi dafa caméra yi fay ñu joxante ñu ñaar ay secret ndax ni ma déggee sama rakk jooju Mati Dieng capitaine di ko wax ku la jiitu si néeg bu lëndëm moo lee woon fi ñu taalee lampe bi kon Adja Mbaye maa ngi ñëw léegi madame Ngom nga defanteeg man yu baax wan ma ruq-ruq yi ndax gis naa honorable fan yi teint bi xaw na génn fi ngay jaar ak moom fa nga wax ma ko ñu nuyu bu baax nag sama xale yi man duma sama morom de sama teint waroo ko wax sa teint ba progrès dañ na sama teint waroo ko wax progrès dañ na Adja Mbaye maa ngi ñëw mu jox ma sa masque ma masque Moussa Niang Ahmed Niang yow laay jàkkaar lool sama rakk jooju le grand réalisateur tey nag monsieur wax naa la ko waaw ñaar soxla nga am mais man aaw sax sama xarit la ñu may fóon sama première dame waaye terewul Adja Mbaye mooy sama xarit ñaareel li donc suñu caméra yi tamit ñu leen di remercier caméra yi li ci nekk waa léegi yow dama bàyyi ma tàggatoo Farba donc Ameth Niang xam nga ki yàq na sax sama tàggatoo yi donc Ameth Niang Abdourahmane Mamadou Dia yow Farba dootuñu émission 2019 la ñu émission ak kan Mor Xarma Moussa Sène face to face la woon ba dimanche prochain